place boobu donc yàlla may nañu waxtaan nañu ak suñu ay kilifa diine waxtaan nañu ak tous les membres mourides de New York qu'on respecte pour vraiment ñu naqarlu li nga xam ne loolu moo jógee ci maanaam sëñ Khadim Bousso muy imaamu murit yi fii ci New York ñun yónni wuñu ko yóbbante wuñu ko kàddoom yu ñaaw yi moom moo ko yëkkatil boppam teg ko te ñu ngi koy boycotté di ko naqarlu te on demande même de sa resignation dañu bëgg a gars yi dàq ko ci murit yi parce que yellowul imaam kooku warul jiite kenn kooku Marème na dem jiite Marème Faye Sall ak Macky Sall fële ci pale ba ñun soxlaatuñu ko fii ci New York bu yeboo rek mu toog foofu Sénégal voilà tey waxtaan bi nag dinañ ko yaatal parce que wax nañ ko imaam yi nee nañ leen imaam bu simmi sa mbaxane imaam sànni ko ci kaddu ci politique dinañu dal sa kaw ci politique bu fekkee nag ci jàkk nga ne di waaraate ci affaire yàlla on va te respecter dans ça et on va te supporter dans ça comme niñ ko waxee rek inna allaha maa sabirin yéen dégg ngeen ko ñun ñëpp maanaam yàlla daf ñu laaj ñu muñ donc ñun dañuy muñ ci turu yàlla dañuy muñ ci diinal islam mais képp koo xam ne da nga indi sa ay waxu kasaw yoo xam ne da nga lekk wala nga màcc tàngalu buur dinañu dal sa kaw tey mel ni loo mës a gis ci àdduna bi xaar leen ma tegal leen waxu sëñ Khadim Bousso yi bu ñu paree ñu tontu ko parce que ñun fii on parle de la politique ñun waxuñu fi ay waxu imam donc boo jéggee sa waxu imam ba dugg ci politique bi di wax say ñaawteef dinañ dal sa kaw voilà donc ñu ngi koy wax bu duñ ko saaga nag ngeen teggi ne ngeen comprendre bu ñu saaga kenn bugguñu kenn saaga kenn mais dinañ ko teg ci place am parce que ñun place u imam lañ ko fal léegi nag comme moom day ñëw di wax en tant que politicien dinañ ko teg place u politicien maa ngi leen di tegal vidéo bi buñ ci paree ñun ñëpp ñu tontondoo ko voilà ñaari vidéo la nag damay teg benn après teg beneen voilà. xool ba xam kii mooy kan boo gisee nga gis murid boo xam ma ngi bëgg a rey moom Sonko gis tijaan boo xam ma ngi bëgg a rey Sonko te yow ki ngay rey sa bopp waxuma la moom de mais ñi ko wër sax rek ko tuddoon Sëñ Tuubaa mën na ko saaga gis nañ fi ko saaga suñu mën tax gis nañ ko saaga suñ may suñ Babacar Si sax man maa ko doon défendre keroog ku ñuy wax Alpha Ba ci ñoom la bokk taxaw na saaga suñ Babacar Si wax ni suñ Babacar Si tubaab bi dafa nekk woon wax ni suñ Fall tamit moo faloon Senghor moo nanga te xamul. voilà maa ngi leen di tegal beneen vidéo bi. ayaat man gis naa ne doo ci dugg sax far doo ci mos a dugg ay yooyu yëpp nag biñ demee ba ci biir waxtaan daa gën a leeral mais man jàpp naa ni candidat salafiste risque la ci Sénégal man pour man te am naa samay tegtal yu wér tegtal yi mooy boo seetloo réew yi am problème yi ci àddina bi foofu la commencé parce que da ngay gis ñu naan la kenn du xuróoj mooy buur wala président bu xasee nekk ci nguur kenn amul droit taxaw ni dama ko fiy jëlee par la force ci ñett mbir rek nga ko mën a jëlee ndono muy li ñuy wax prince héritage comme ni am Arabie Saoudite wala Maroc mën nga ko fay jëlee tamit ci maanaam bu fekkoon nga def coup d'état bi normal ba lépp normal moom bàyyi la donte man boobu ànduma ci ñoom ñoo koy wax seen i principe mais man boobu ànduma ci troisième bi mooy élection donc ñett yooyu ci lañuy téye nguur ñaar yi ci daa ànd muy élection ak héritage bu fekkee am ci système royaume la léegi nag yow nga dugg ci biir loolu ne ci ay at di ci liggéey kenn musta dégg nga saboote kenn musta dégg nga wax xëy na mën naa am nit ñi interprétation yoo xam ne mais man damay wax li nga xam ne moom laa gëm rek kenn musta dégg nga wax benn baat nga xëy génn siiwal sa salafisme wala boog siiwaloo sax yow boo xëy na sax tey boo seyoon génn ca mais nit ñi ñoo xam sa histoire xam ni amoon nga as sikkim daa nga gàttal ay yére daa nanga mosuñ laa xam ci kër yi mosuñ laa xam ci kër sëriñ si mosoo nuyu kenn ba na xëy na bëgg nga nguur wala dara tax na yaa ngi seeti sëriñ si léegi comme ni nga waxee sànq donc sëriñ si tamit foofu ñoo fi war a yeewu ñoo war a xam ni du candidat bu ñëw ci ñoom rek ànd nañ ñoom borom waykat dafa wax ni yuxtika min tarafi lisaani xalaawatan wa ida tawaara anka fa huwa al aqrabu ñu ne bari na koo xam te ni bu wax ak yow lu neex la lay wax waaye bu la wanee ginnaaw jiit la. jiit la da ngaa gis ni foofu dafa am lu. voilà donc maanaam gars yi jéggal leen ma
sëñ Khadim Bousso mii ngeen gis comme ni ma leen ko waxee man julli naa ci ginnaawam te fi mu ne nii de man nee naa leen man moom je vous garantis que man dootuma julli ci ginnaawam parce que imam bu demee ba dugg ci ay affaire politique man déjà je vais questionner ton intégrité vers Dieu parce que yàlla ci boppam bëggul kuy jiite ay public di farfarloo yàlla bëggul loolu imam dafa war a tëddee njaaxaanaay dafa war a ànd ak jullitu yàlla yépp donc déjà moi j'ai des problèmes dans ça mais bu ma juumul ok sëñ Isaaxa Mbakke barki Dembo Njaay la ko waaji saaga fii imam Khadim Bousso mi saaga na sëñ Isaaxa Mbakke adduna bi yëpp di ko dégg adduna bi yëpp dégg nañu mu saaga sëriñ Isaaxa Mbakke est-ce que yéen xam ngeen kuy sëriñ Isaaxa Mbakke moom mooy frère xalifu général Mouride yi nekk Touba tey sëñ Muntaxa Basir kii saaga na sëñ Isaaxa Mbakke moomu loolu mi ngi ne kur biir New York fii ñun dégg nañ ko xam nañ ko lépp a ngi ne kur fii ok même imam bi aussi Marème Faye Sall jël na ko fi dem yendoog moom càmba mbar yóbbu ko jëndal ko ay affaire jëndal ko shoppingal ko ba mu baax mu ñëw gars yi laaj ko Marème Faye Sall ñaata la jox mu ne $1500 la ko jox ga ñii ñu ngi werante ndax 5000 la ndax 10 000 la ak lan la ko jëndal donc ñun comme liñ leen wax rek duñu gaaw a wax nag dañuy dégg ñu xaar bu doon dafa yem ci cër boobu nga xam ne moom lañ ko jox duñ ko wax dara ndax iñaanuñu Marème Faye Sall xaalisu Sénégal la sàcc bu la ko joxee nga lekk ko loolu sa diggante la ak yàlla ñun loolu duñ ci wax dara mais kanta boo génnee di dal ci kaw opposition bi imam dinañu dal sa kaw ba nga tàkk parce que ñun gëmuñu la parce que ñun l'islam lañu wax te l'islam bi ñu wax amul ay tariqa islam amul mag amul rakk jullit la ñun loolu lañu gëm musulman ak foo mën a bokk musulman nga Senghor Léopold Sédar Senghor mooy premier président Afrique mooy premier président Sénégal mais est-ce que jullit la wala murit la wala tijaan la wala xaadir la wala lu mu doon est-ce que Léopold Sédar Senghor dafa xañoon jullit yi maanaam màggalu Tuuba wala bu Tiwaawoon wala leneen ak leneen donc imam booy wax waxalal sa bopp yow lan nga fas yéene lan moo tax ngay wax ban tàngal nga màcc bu gën a neex tàngal bi ñeneen ñi màcc ba yow ngay génn di wax lu ñaaw ci Sonko mais pourquoi yow nga war a wax ci Sonko wala Idrissa Seck wala qui que ce soit dans l'opposition kan moo la may maqaama boobu ak ci ban livre téere alxuraan nga ko jàngee ak ci ban sunna nga ko jàngee ndax ñun ñi ngay waxal de dofuñu demuñu Indonésie de jàngi comme yow te Indonésie wax ma imam Indonésie ban murit moo ko moom Indonésie du dëkku murit mais pourtant dem nga jàng nga fa ci université yi du dëkku murit du dëkku tijaan Indonésie we all know dëkku sunni la ñooñu ay sunni muslim lañu dem nga jàng nga fa jël nga sa xam-xam indi nga ko Sénégal ñu ngi koy njariñoo macha allah l'islam bàyyi leen déjà ñuy indi ay affaire partagé ci biir l'islam l'islam la islam benn la islam boo duggee ci xabur boo dee duñ la ne kuy sa sëriñ dañ lay ne maa rabbuka nga wax maa nabiyuka nga wax maa diinuka nga wax kenn du fa laajte turu sëriñ Touba turu sëñ maam Alaaji Malick turu kii turu maam Bu Kunta Njaasaan turu Baay Ñas kenn du ko fa laajte donc imam déjà boo nekkee imam yow intellectuel islam boobu war nga am bu tolloog boobu Ousmane Sonko si c'est ton frère musulman man ngeen bañ a juboo mais politique la man ngaa bañ a ànd ak moom bu la neexee mais kanta ngay génn di ŋàññ ay salafiste ay sunni man am naa frère yoo xam ne ay salafiste lañu am naa frère yoo xam ne ay sunni lañu am naa frère yoo xam ne ay murit lañu am naa ay frère yoo xam ne ay tijaan lañu soo waat même jàkk yi la ñuy jullee suñu même doom yi ñooy foowandoo ñooy màggandoo gisuma kenn rendi fi kenn donc yow lan mooy sa problème personnel donc au lieu da ngay génn di wax ci turu l'islam di wax yu ñaaw ci ay candidat présidentiel génnal nga wax sa soxla loolu lañ la laaj imam loolu lañ la laaj
ñun laajuñu benn imam mayu la maqaama ngay génn fii di wax lu ñaaw ndegem yow yaa saaga barki Dembo Njaay rakku sëñ Muntaxa Basiru yow kooku ngay faral gis nga ko mu dem ci Touba mi gën a sell ci dëkk yi mu fay dox ak ay marakisam ci biir jàkk ji ak fu ne ak béréb yu sacré parce que màcc nga tàngalu buur tàngal bi neex na sa gémmiñ ngay génn di ñu wax ay waxu kasaw yemal sa place wala ñu yem loola sa place ñun duñu manqué kenn respect mais ku jéggi place am ñu tegaat la sa place on parle de la politique waxuñu xam-xamu l'islam bu dee xam-xamu l'islam lañ la laaj bu yeboo bu boobaa nga ñëw nga waare ñun ñëpp ñu toog ñu déglu la mais comme dañuy wax ay waxu politique duñ la may nga dépasser benn opposition faral fa nga far rek barki Dembo Njaay pour vous dire que nous on n'est pas des hypocrites ma déglu loo leen waxu beneen imam bu doon wax pourtant man je ne suis pas contre lui il a dit ce qui est dans lui mënoon ngaa génn nga ne man de Macky Sall laay faral bëgguma Sonko loolu kenn mënu ci dara nobody can do nothing about that kenn mënu ci dara nga génn ne man imam man Sonko laa ànd Macky Sall laa àndal loolu kenn mënu ci dara mais ngay génn di utiliser turu yàlla di utiliser turu yonenti yàlla pour ngàcc pour maanaam tuutal beneen candidat présidentiel parce que yow xam nga ne personnellement màcc nga tàngalu buur waxoon nañ leen ko de imam nee nañ leen ku màcc tàngalu buur wax lu neex buur yow yaa màcc tàngalu buur di nga wax lu neex buur kenn màcc loowu la ko ñun ñëpp ñu ngi ci dëkk bi fii nanguwuñu koo laal buur bi jege nañu ñu daw ko yow yaa ñëw nga màcc tàngalu buur bi donc di nga wax lu neex buur bi kenn du la permettre nag pour ngay ñëw di ñu tutoyer di ñu tuutal di ñu yab di ñu fontoo duñ la ko may déedéet doo suñu yàlla doo suñu yonent suñu imam nga ñun ñoo la fal donc da ñuy respecté ñu respecté la dañuy julli sa ginnaaw da ñuy jox cër loolu mooy dëgg bi mais kanta di ñëw fii di ŋàññ kii wala di ŋàññ kele wala di wax lu bon ci kii wala lu bon ci kele duñ la ko may duñ ko may benn imam tamit ak tarixa bu mu mën a bokk bu dee neveu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax wàcc sax di wax lu bon ci ay candidat présidentiel dinañ ko teg ci place am ndegem yàlla nijaayu yonent bi abi lahabin ñëpp xam ko tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna ñëpp xam kuy abi lahabin ndegem kooku la yàlla lakk yàlla rien n'est exceptionnel donc doomu aadama yi dee leen yem seen place fuñ leen yem loo ngeen yem fa fuñ leen yóbbuwul ngeen bañ faa yegg jéggal leen ma am na ku may woo xëy na ci waxtaan bii lañ may wooyee jéggal leen asalaamualeykum wa rahmatullah allo waay yes who's calling please oh Chris okay so Chris you have to give me a call back in a few minutes. I thought somebody else was calling me. I'm in the middle of a meeting so please give me a call back. Thank you. Voilà donc doomu aadama yi ngeen jéggal ma tegal leen beneen waxtaanu beneen imam bi pour ngeen xool comparaison bi yéen si seen bopp parce que man Sénégal li fa xew léegi is getting scary mi ngi bëgg a tiital nit ñi démb Sonko ñëw na ci dëkk bi man mii seede naa ko fekke naa ko directement ci murit yi la njëkkee directement ci murit yi la njëkkee directement ça n'a rien à voir ak imam donc yow nee nañu Sonko ngi dem Amérique yow xam nga ne déjà am nga benn tooxi dooni boo fi def gars yi mere nañ la léegi nga yëkkati sa ay problème nga yóbbu ko Sénégal di dem ci ay télé di ŋàññi suñu ay candidat présidentiel loolu duñ ko autoriser kenn imam nga baal ñu ak benn doomu aadama amul maqaama boobu ndegem comme ni ma la ko waxee yàlla abi lahabin muy nijaayu yonent bi la baalul mu lakk ko donc toi tu n'es pas immune amuloo benn immunité boo xam ne da nga koy génnee di ñu ŋàññ di ñu manquer respect pour ñu koy nangu on va pas l'accepter ñun ay jullit la ñu xàqan nit ku nekk booy julli yow yaa xam nooy jullee sa biir nekk ñun ñëpp dañoo gëm yàlla mais ñun ñëpp aussi on est des patriotes sénégalais du ñu may benn sénégalais du ñu may benn imam du ñu may benn kilifa diine ak foo mën a dëkk ngay jóg di ŋàññ keroog biñ ko defee Tiwaawoon wax nañu sëñ bi wàllam ku mu neex ñaanal Macky Sall am nga ci droit mais amuloo pour ŋàññ yeneen candidats yi di leen wax lu ñaaw duñ la ko permettre we not gonna allow it duñu nangu loolu ñun ay activiste politique lañu dañu bëgg làmb gi leer ñëpp bëre ku man sa morom duma loolu lañu gëm ñun voilà yow boo gëmul loolu yow xaw ma ban alxuraan nga jàng ak ban sunna nga jàng ndax temps yonent ba sax élire ay nit dafa bokk ci diine l'islam
voilà mais nag ku nekk dafa am nu mu war a doxale waaye diw salafiste laak diw wala doomu marabu bale laak c'est quoi ces conneries kon kay doomu sëñ Touba yi ñoo war a nekk président Sénégal tout le temps te pourtant ñoom musuñoo génn nekk candidat xanaa kon nee ma kon léegi doomu sëñ Touba yi rek ñoo war a nekk président Sénégal mais pourtant de imam ñooñu dañu sori politique bi dañ ci raxasu ba mu set ñun yarade ko indiwuñu wax dëgg moo ñu tax a jóg benn doomu sëñ Touba boo xam bu normal musul présenté wu candidat présidentiel musul am voilà donc ce qui veut te dire que donc maanaam imam lii ngay def béngoowul ak diine l'islam yow politiqueal bu dee da ngay politique gone nga imam yu yang xale nga am nga sa avenir yëpp sa kanam bu ma doon yow ñi lay conseiller nañ la conseiller nga génn ci lambu politique bi parce que borom xam-xam nga borom xam-xam am na lu mu mën a njariñ population sénégalaise am na lu mu war a mën a njariñ ay nitam waaye nii nga bëgg a doxalee lii dina la yàqal lu bari lii de lim lay coûter dina la coûter cher di nga yeewu suba teel nga wéet lool imam parce que lii nga bëgg a dugg yow dong yaa ciy nekk parce que ñooñu nga àndal ñii nga àndal kilifa yi nga àndal ànduñu ci lii ñi nga bëgg nga ànd ak ñoom nga gëm leen ànduñoo ak yow ci lii ngay def lii kenn gëmu ko kudul yow sëñ Khadim Bousso encore pour préciser Serigne Khadim Bousso mu New York l'imam ici ci kër murit yi moom mooy def wax ju ñaaw ji loolu nanguwuñu ko duñ ko nangu te duñ la may dara we're not gonna allow you to come and disrespect our presidential candidates duñ la may autorité boobu amuloo ko autorité bi nga am ci jàkk ji la yem man mii ngay waxal sax maa la ëpp mbooloo donc yow sa mbooloo soriwut imam nañu bàyyi noonu affaire u manquer respect yooyu on va pas l'accepter les gens nous écoutent ils nous respectent donc il faut qu'on se respecte loolu mooy wax ji Sénégal la ñuy xeexal man mii ngeen di waxal ngeen excusez-moi Sénégal candidat présidentiel yëpp laa tollale bu laaloon Idrissa Seck tey ni ñu dalee ci kawam laay dal ci kawam parce que dégg ngeen ma keroog bi ñuy wax ay Idrissa Seck di wax ay waxu makkata ak bakkata imaamu naafeq yooyu jóge woon fële Mauritanie yi Macky Sall feyoon pour ñu wax seeni wax yu ñaaw tegoon naa leen seen place donc ñun képp koo xam ne dañuy wax ak moom ci yar ak teggin ñun yar ak teggin moo ñu tax a jóg bugguñu kenn manqué respect kenn jamais duñ ko nangu. on est en 2018 ñaari mbaxane ñoo am ci àdduna bi nga sol sa mbaxane nit ku normal nga dem toog wala nga sol sa mbaxane politique dugg ci lamb ji nag ku fa dugg dinañ la daan dinañ la wax lu la neex wax la lu la naqari balaa may sori ma tagal leen beneen imam boobu wax ay waxam ba toog ngeen déglu voilà moom nee na xaar leen ma tagal leen ko jéggal leen ma ma tagal leen ko maa ngi leen di nuyu nag sama gars yi maa ngi leen di nuyu jéggal leen ma tey xol wee neexul parce que wax yu ñaaw yi ñuy dégg ñu koy jël bëgg ko teg suñ société bi imaam yi bëgg a utiliser jàkk yi pour falaat Macky Sall parce que dañoo màcc tàngalu buur lekk xaalis wu araam ba pare bëgg a ñëw taxaw fii di ñu sonal ak ay wax yu bari duñ ko nangu ngeen jéggal ma nag tey xol bee xaw a yéeg jéggal leen ma xaar leen jéggal leen ma tegal leen bii maanaam bii kàddu bi beneen imaam bi yëkkati voilà. yàlla na gañe li muy ut yàlla na ko. voilà kii beneen imam la. yàlla na gañe li muy ut yàlla na ko am te mu am benn coono yàlla mën na loolu yàlla na ko def am na ñoo xam ne nag ci nit ñi ñaan yooyu neexu leen waaye ñoo ko yëg ndax ñoom ñu ngi ñaan liñ bëggu nañ ko bëggee ñu ngi koy ñaan ñun itam liñ bëggu dañ koy ñaan dañ ko bëggee képp ku ñu nar a saaga nag ñun saaga nañ la ba pare waaw. waaw déglu leen déggaat leen ko voilà déglu leen jéggal leen ma gars yi dama leen bëgg a tegalaat vidéo bi ngeen dégg ko benn yoon une fois encore. yàlla na gañe li muy ut yàlla na ko am te mu am benn coono yàlla mën na loolu yàlla na ko def am na ñoo xam ne nag ci nit ñi ñaan yooyu neexu leen waaye ñoo ko yëg ndax ñoom ñu ngi ñaan liñ bëggu nañ ko bëggee ñu ngi koy ñaan ñun itam liñ bëggu dañ koy ñaan. yàlla na gañe li muy ut yàlla na ko am te mu am benn coono yàlla mën na loolu yàlla na ko def am na ñoo xam ne nag ci nit ñi ñaan yooyu neexu leen waaye ñoo ko yëg ndax ñoom ñu ngi ñaan liñ bëggu nañ ko bëggee ñu ngi koy ñaan ñun itam liñ bëggu dañ koy ñaan niñ ko bëggee
képp ku ñu nar a saaga nag ñun saaga nañ la ba pare waaw. voilà donc xam nga lii xam nga boo demee ci société démocratique dégg ngeen imam bi li mu wax yéen a ko déggal seen bopp moom nee na dafa ñaan li mu bëgg newul benn taalube déglu leen de ngeen déglu wax dafa jafe newul benn taalube dem leen votel Macky Sall newul benn toppam dem leen votel Macky Sall moom la Macky Sall seqante li mu seq ak Macky Sall moom moo génn mu ñaanal Macky Sall moom moo xam lu tax mu ñaanal Macky Sall ndax wax dëgg yàlla de yàlla kenn moomu ko ku mu neex lu la neex ngay ñaan am na ay nit yuy toog suba ba ngoon jot dañuy ñaan yàlla xaalis am na ay nit yuy toog suba ba ngoon jot dañuy ñaan yàlla xam-xam am na ñuy nit toog suba ba ngoon jot dañuy ñaan yàlla wér-gu-yaram donc doomu aadama yow yaa xam loo bëgg a ñaan sa borom loolu am nga ci droit sëriñ bi déggal ngeen ko seen bopp mu ne moom dafa ñaan yàlla may Macky Sall li mu bëgg mu ne nag xam na ne ñaan boobu am na ñoo xam ne neexu leen sëriñ bee ko waxal boppam mu ne waaye ñooñu seen affaire la te moom ku ko saaga na la ba pare man de en tant que démocrate wax dëgg yàlla duma ko saaga parce que waxu fi loo xam ne dafa jéggi pour nit saaga ko parce que moom moo xam ki mu bëgg a faral te wax na ko doomu aadama yi ça c'est son problème personnel te moom moo bëgg a ñaanal ku mu bëgg a ñaanal loolu problème am la personnel bu sëriñ imam Khadim bu sa jëloon alxuraanam suba ba guddi jot di ñaanal Macky Sall téeméeri at loolu problème am la personnel mais c'est pas sa place en tant que imam ñu fal la ñun nit ñi doomu aadama yi ñooy jóg tànn la ngay dem foofu di dox ci turu doomu aadama yooyu di yëkkati sa ay kaddu yoo xam ne tegginewul nga koy teg beneen doomu aadama boo xam ne vraiment tout simplement daf la mayul xaalis loolu hypocrisie la tudd ci américain we not gonna accept it ñun duñ ko nangu we are not gonna accept any form of hypocrisy in this fight ñun ñoo la jël fal la boo bëggee nga doxal yoon man daal man personnellement dinaa ci wax ak sama mbokk murit yi dinañ ci waxtaan parce que am na njiit yoo xam ne ëpp na ñoo jël comme njiit ñuy jiitu ay société ndaxte xam naa ne de bis bu Ousmane Sonko nekkoon président Sénégal xaw ma noo leen nan lañ koy xoolee ne kii mooy suñu njiit donc loolu dañ ciy bàyyi xel parce que ku nekk mën naa jiitu Sénégal maanaam fi mu toll nii présidence bi gis nañ ko lambi golo la Macky Sall ak ñoñoom mi ngi jël ku nekk mu jëf la ay yëfu golo démb ci guddi rek laay fàttali ku may waxtaan ak sama benn xarit ñu ne ma Dame Diané ma ne leen déedéet Dame Diané xamoon naa benn Dame Diané bu nekkoon Sénégal temps yi ma fa nekkee da daan fanaan ci suuf di dawal benn Acura lu ne dugg nañ ceeg moom Dame Diané xam nañ ko on connaît kii yi léegi kooku la Macky Sall jox maanaam genn wàllu Sénégal gi yëpp nee na day liggéey ak moom te kooku da ñun bi ñuy gëj a xam Macron la woon donc xëy na li muy Macron teeg Macky Sall moo tax ñu jox ko ay place maanaam Sénégal moom comme ni ma ko waxee rek def nañ ko lambi golo jël nañu Sénégal jël nañu politique gu Sénégal bi def ko lambi golo ku mu neex ñëw Marème Faye Sall ku ko neex mu kaala la Macky Sall ku ko neex mu décoré la façon foutaise boo leen xalaat ci àdduna bi jël nañ ko teg ko ci suñu politique sénégalaise waaye maa ngi leen di wax dara ngeen bàyyi ci xel lii amoon na ay at ma gis ko fii ci Amérique xawma Ousmane Sonko lu mu doon nag ma wax leen ko ma leeralaat mais he's a phénomène la de gis naa maanaam loo xam ne man musuma koo gis ci politique gu Sénégal nit ku ñëw rek joxewul dërëm mayul kenn dara xale yi ne mbër rek ne dañuy ànd ak moom loolu bi ma ko gisee ci yeneen société yi retour bi li mu waxoon du noonu de xool leen France xew na fa barki Dembo Ndiaye ngeen xool Amérique bii fii la jiitoo vague Obama bi ñun ñëpp ci la ñu bokkoon ñun ñëpp ay volontaire la ñu woon maanaam gis ngeen li fi xew ñu jóge ci loolu ngeen gis ko fii ci Canada Justin Bordeaux wax naa leen ko de bàyyi leen ci xel nag nee naa leen Sénégal incha allahu rabbi système bi dina changer système bu pourri boobu dinañ ko jël dagg ko sànni ko ci biti nga jéggal ma nag sama frère Ibou Ngom xam naa ne mi ngi may seetaan daay haadu Idrissa Seck bi sama frère sama xarit Ibou Ngom xam naa ne mi ngi may seetaan ndax vraiment toujours saa yu ma génnee rek ñu génnaat xuloog man ne ma ndax yow kii nga àndal wala kële nga àndal ki ma àndal man ak yàlla rek ñoo ko xam ku nekk ànd naa ak yow bokk naa ku nekk li ma war a participer naa ko fa mais wax ji ki may sànnil sama carte loolu du ma ko wax
loolu sama droit citoyen la dama leen ne rek gis naa njiiti yëpp daje naa ak ku ne gis naa li ma gis nag wax ko dara aayu ci li ma gis wax ko dara nekku ci xam naa ne y a des phénomènes y a beaucoup de choses dans ci lambu politique gu sénégalaise bi daal xam naa ne buy waaj a changer ci at mii bu ci yàlla àndee Macky Sall li mu yaakaar loolu dina ko bett monsieur le président tu seras surpris yow di nga am lu la bett demal rek di jël sa ay plainte bu la neexee nga bind turu Ousmane Tounkara bu la neexee nga lottal Assane Diouf bu la neexee nga jël keneen lottal bu la neexee nga jënd Serigne Sy bu la neexee nga wut ni suñu imam Khadim Bousso bii nga yóbbu ko shopping mu wax li la neex loolu génnew la ci de monsieur le président billaay laal nga laalaake dugg nga ci loo xam ne dugg nga ci kamb boo xam ne doo ci génnee noonu kamb bi nga dugg amul yéegukaay kamb bi doo ci génn monsieur le président yow yaa ko fi waxoon de doomu sénégalais yi xaar leen jéggal leen ma dégluwaatal leen li suñu doyen Macky Sall waxoon jéggal leen ma de adduna bi dara réeru fi jéggal leen ma. Il faut que le futur président de la République, quel qu'il soit, se dise qu'il y a une vigie populaire, une vigie citoyenne qui est là, qui va observer les faits et gestes du nouveau pouvoir. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la magie des clics à travers les réseaux sociaux, qui fera face à la toute-puissance du fric et du flic. Donc, quel que soit le président, et nous l'avons intériorisé, il ne peut plus se permettre de faire ce qu'il veut. Les majorités aussi ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'elles veulent, que ce soit les parlements, de voter n'importe quelle loi, sans que le citoyen ne réagisse. Et ça, on l'a vu même dans les plus grandes puissances démocratiques. Aux États-Unis, le mouvement de la rue, c'est transposé jusqu'à Wall Street pour dire ça suffit, avec la toute-puissance du capitalisme et de la spéculation boursière. Donc, les citoyens ont repris leur souveraineté en main. Voilà. Donc bi ñun ñoko déggandoo li ay kaddu Macky Sall lu jóge ci làmmiñam barki Dembo Ndiaye nag lii la même Macky Sall boobu delluwaat Touba dem wax ni mu waree am nañu brigade de recherche mooy ñi nga xam ne bu dara amee ñooy def enquête yi def analyse yi pour xool ñaawteef wala li nga xam ne crime la fu mu jógee ak ña ko def pour ñu mën leen teg loxo rawatina nag ci wàllu réseaux sociaux yi parce que nit ñi li ñu war a xam mooy liberté mayewul nga tëju sa néeg di wax lu la neex di saaga ku la neex tey ku ko def mën nañ teg ci loxo parce que am nañu moyens yi tax comme réew yu moderne yëpp nañ ko amee ku def lu ñaaw ci internet dinañ la identifier daañu la arrêté jébbal la tribunal mu àtte la parce que tam mënatuñu continuer di supporter ñaawteef yi nga xam ne internet loolu taxu ko jóg dafa jóg ngir nit ñi am yokkute ci seen dundin waaye du jóg pour ñaawteef ak moo xam nag ñaawteef bi lu ko tax a jóg bopp xeetu ñaawteef muy cybercriminalité na ngeen xam ne taxaw nañu pour anéantir ko parce que tam désordre mënul installé wu ci réew rek au nom d'une prétendue liberté boo xam ne kenn xamul lu mu doon liberté doomu aadama yi kenn du ko attenté xam naa balaa ma fi jógee ñu ne voilà le président a menacé menacé ma benn liberté c'est clair waaye mënuñu bàyyi loo xam ne dana andi jafe-jafe si réew dana andi yàqute si réew te dootuñu réagir kooku moom à bon entendeur salut il faut que la liberté se fasse dans le respect également de la dignité des citoyens de l'honneur des citoyens donc loolu tey jii maa ngi féliciter gendarmerie avec seen antenne cybercriminalité ak police ñoom ñëpp am nañu ci xarala yu bees yi li war a tax ñu aar suñu réew parce que am na ñoo xam ne xëy na yàq moo leen tax a jóg waxuma sax affaire ñuy saaga ak yooyu mais ñi nga xam ne cyber terrorisme am na lépp am na donc war nañu saytu loolu ak sama boy yi nga xam ne dañuy jéem a indi jafe-jafe loolu moom je pense. voilà donc defe naa bii tamit ñun ñoo ko déggandoo xam nga mes frères et sœurs yaa ni ko président Macky Sall waxee y a une fusion citoyenne qui existe en ce moment Sénégal 2018 la ñu nekk xam nga comme ni ma leen koy waxee billahi bu ma leen ko waxoon tey xam naa ñu bari ci yéen ñu ngi ne waa ji dafa def wala dafa feebar mais imam Khadim Bousso man sama soppe la sama xarit la wallahi lazim mais bi ma déggee vidéo boobu démb dama ko weddi carrément ma raxasu ba mu set ma sànni na le
parce que man dafa am loo xam ne dama ko gëm man doomu aadama ay principe laa lay nawee du taar du xam-xam mais ay principe bu leen fàtte ne àdduna àdduna dara amul solo de ñi ëpp xam-xam ci àdduna bi déglu leen histoire yi yàlla testé na nabillahi Moussa boole ko ak nit koo xam ne nabillahi Moussa ci boppam bi mu koy xool dafa defe ne woon sagaru nit lay waxal yonenti yàlla sallallahu alayhi wa sallam yàlla indi na cofeel gu ne ci moom wàccee na test bu ne ci moom mu jàll test yooyu yëpp donc dafa am nit ñoo xam ne dañu doylu ngeen defe ne yonenti yàlla sallallahu alayhi wa sallam mas naa sol ay mbasin riche Porsche am ay villa am ay Mercedes am ay 4x4 am ay oto yu rafet ay vélo yu rafet déedéet wallahi lazim waa ji bi muy dee ci lalu cuir la bàyyi ak ay dallu cuir ak bant kese bàyyiwul benn alal boo xam ne doomu aadama mën na koo séddoo alalu adduna bii nag am na lu mu jaral doomu aadama yi dem ba ndeysaan suñu imaam yi amoon dignité sax di jaay seen dignité di jaay seen ngor ndax alalu àddina nag na fekk sax ndeysaan alal bi nga xam ne moom ngeen topp alal bi dafa doon alal wu lew mais alal yéen xam ngeen yéenay jàngale diine yéen xam ngeen ne alal mënul nekk alalu mbooloo alalu deret alal wu araam alal bu xam ne dañ ci rey ay nit alal woo xam ne dañ koo sàcc ci ay orphelin ngeen jël ko alal woowu di ko séddoo di ko paccoo te doo leen ci seet yàlla ragal leen yàlla ittaqullah ragal leen yàlla bu dee da ngeen di nekk ay jiitu islam jiite leen l'islam ngeen Marème Faye Sall bu ñëwee ak saagam ak naafeqam ngeen jël ko dàq ko gis ngeen ndaw soosu du sax muuru du kaalawu yoonam nekkul ci dara du exemple kenn voilà Macky Sall wax noppi déggal ngeen ko seen bopp nit kuy toog nga am ku mel ni Moustapha Cissé Lo nit ku jàngul jonguwul dégg ngeen ko day dugg ci réseaux sociaux yi naan nit ñi voilà man bu ma demee dañ may escorter musu leen ko dégg mu lakk français musu leen ko dégg mu lakk tubaab amul benn conséquence bu méngoo ak xam-xam boo leen paree ñu indi leen ay dof yu mel ni Aly Ngouille Ndiaye naan voilà man sama président laay fal ku ñëw moom laay fal ku votalul Macky Sall doo jot sa carte boo paree ci loolu ñu indi leen ay incompétence yu mel ni Farba Ngom ay chauffeuru sareetu mbaam ñu leen di jàpp ci ay aéroport Europe ñuy jéem a rawale ay koppar donc yéen yooyu yëpp ngeen xam ko ci Sénégal ngeen di génn fii ak seen malhonnêteté ngeen ne vraiment yéen da ngeen di toog di wax ci Macky Sall ngeen jéggal ma nag mes frères et sœurs yéen ñi nekk ci réseaux sociaux yi kenn gënuma bëgg imam Khadim Bousso l'imam Khadim Bousso mais pas le politicien Khadim Bousso je ne le respecte pas j'aime l'imam Khadim Bousso le savant Khadim Bousso le cheikh Khadim Bousso je l'aime mais le corrompu Khadim Bousso waxuma ci moom dara le dictateur l'ami du dictateur Khadim Bousso je waxuma ci moom dara loolu mooy wax ji donc toujours nañuy jël ay waxtaan yu compétent ñu koy waxtaan ñu koy partage bu ñu gisee suñu imaam yi di génn lu dul di wax lu dul naka si noonu nañu dal seen kaw ñu delluwaat seen place waaye imaam kenn new la nga jaamu ko yàlla la ñu wax nga jaamu ko imaam dañu ne nga topp ko julli ci ginnaawam loolu lañ la wax kenn new la nga jaamu imam yàlla rek la ñu war a jaamu kese yàlla allahu rek nga war a jaamu ak nga topp nga roy ci yonent bi kenn new la benn imam indi ay waxu kasaw dugg ko ci ay réseaux sociaux yi ngeen koy déglu di ko jëfandikoo kenn waxul loolu ku mu neex nag ku la neex faral loolu sa affaire la man awma problème pour nit ne ma man imam Khadim Bousso laa bëgg moom laa àndal awma ci problème bu la neexee nga dem dëkk ak moom loolu sa coobere la mais li ñu dul nangooti ci àddina man de tey nee naa leen wallahi am naa fusil citoyen boo xam ne tey man daf ma jommal ci sama biir bopp bi ma toogee tey ma jël sama téléphone déglu bi ma yeewoo message yi di jóge partout j'ai eu au moins à parler à plus de 20 wala 30 murit benn doomu aadama murit benn nit àndu ci ak lu imam bi wax benn nit rek demul ak imam benn boor ñëpp dañ ko woon ginnaaw donc loolu moo lay won ne que on a des problèmes dans notre société ñun suñu société am na problème parce que léegi comme dañuy dem suñu doom yi ñuy yóbbu ñu wuti xam-xam ku mel ni tey imam Khadim Bousso mu dem ba Indonésie jàngi nga defee ne kooku bu ñëwoon dina indaale diversité
maanaam dina accepter sunni muslim, dina accepter tijaan, dina accepter murid, dina accepter ñëpp. maanaam is the new era of Islam. It's the new era of Islam. bu leen fàtte amoon na ay at tuuti ci ginnaaw kenn doonu loon jàpp loxo booy julli bu leen fàtte loolu. mais c'est modernisé, c'est l'islam modernisé. maanaam ñu indil ñu beneen xeetu islam mooy ñuy yóbbu suñu doom yi ak suñu rakk yi ñu jàngi. man mii ngeen di waxal j'ai des neveux qui ont mémorisé le Coran plus de 10. pour ma wax leen rek bizarrement âge commencé 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans loolu dafa mel ni maanaam marché suñu kër. yéen ñi xam li may wax sëñ Touba Xaadimu Rasul waxtaan la de déglu leen li ma wax. mas naa ne dafa dem ci saraxule yi di leen seexal dañ ko ne pour mu dem ci saraxule yi seexal leen bi mu demee ci saraxule yi pour seexal leen sëñ Touba Xaadimu Rasul sunu maam ju baax jooju suñu sëriñ dafa ne bi mu demee ci saraxule yi dafa fekk ñëpp nekk ay seexalu leen. saraxule amul yéeféer dem leen ngeen vérifier li ma leen wax mooy xeet bu amul yéeféer ci àdduna bi. saraxule amul benn yéeféer saraxule boo leen xamee benn wax leen ma ko. boo leen xamee bind leen ko amul yéeféer y a pas de chrétien saraxule amul yéeféer ngeen jéggal ma yéeféer sax wute naa chrétien ak juif jéggal leen ma y a pas de yéeféer dans les saraxule amul koo xam ne ci saraxule yi du musulman amul. tous les saraxule sont des musulmans. donc imam comprendre ne kii wax ak yow du yéeféer ñun dañoo gëm yàlla mais xam nañ ne ngëm-ngëmu yàlla méngoowul pour ma ñëw fii dina doomu aadama yi xaar leen Sonko bu ñëwee salafiste la waaw Idrissa Seck bu ñëwee dafa ne woon bakkata waaw Pape Diop bu ñëwee moom de maanaam musoon naa dem Paris dajana ak ñoom boîte de nuit kenn waxul loolu président la ñuy fal. donc président boo koy fal ci ak compétence am nga koy falee du ak diineem faluloo imam da est-ce que imam la ñuy nekk di fal wala preacher déedéet kenn falul imam wala preacher déedéet faluñu loolu imam malheureusement pour toi li ñu nekk di fal c'est le président de la République du Sénégal compétence am la ñuy mesurer ak xam-xamam la ñuy mesurer ak yërmandeem la ñuy mesurer ci doomu aadama yi bu boobaa ñu mën koo jël teg ko ci kanamu doomu aadama yi. mais tey boo newoon yow imam boo newoon da ngay wax rek te yàlla tax yow Amérique nga gën a bëgg Sénégal yow Amérique ku la fi gis xam ne dëkk bi neex na la lool yaa ngi ànd ak jamono di sol lu neex di lekk lu neex di naan say ay boissons yu neex mais pourtant le président américain Donald Trump kenn xamul sax religion am kenn xamul lu mu gëm. kenn xamul jinax la gëm kenn xamul mbaamu àll la gëm kenn xamul phacochère la gëm kenn xamul requin la gëm kenn xamul lu Donald Trump doon nobody knows. tey mu nekk chrétien suba mu nekk juif bu ginnaaw suba peut-être sax mu nekk jullit bañ l'islam nag ba kenn xamul fu mu toll mais imam loolu doo ci wax ñëwal nga waaraate fii ñëwal New York boo ñëwee def fi conférence islamique ñun ñëpp ñu daje bu ñu dajee nga wax ci Donald Trump mais doo ko def. donc pourquoi ngay dem Sénégal di toog waaw voilà salafiste daal mooy kii wàññi pantalon bu fi ñëwee lii du fi am pourtant président yéeféer boobu Donald Trump autorisé na Bamba Day bi dañ koy am fii Amérique. Bamba Day dans le pays des chrétiens ici aux États-Unis on l'a ici chaque année. Bamba Day boobu du arrêté ba àdduna tukki. Bamba Day boobu nga defee ne Ousmane Sonko il n'est pas trop petit pour l'arrêter au Sénégal nga defee ne Ousmane Sonko bu ñëwoon tey Sénégal ne ay màggal lay arrêté duñ ko dóor ba delloo ko place am mais on va pas le permettre. imam boo amee daal comme médecin nga tàngalu Marème Faye Sall demal nga tëggal Marème Faye Sall tëndandiir mais waayu aarit jàngalaale ko alxuraan moog jëkkëram ndax Macky Sall dérapage mi ëpp na dérapage u Macky Sall yi ëpp na. yow kay boo bëggoon dimbali Macky Sall jël ko nga jubbanti ko ci diineel islam boo bëggee wax dictateur nag xanaa imam yow doo déglu sa président li muy wax xanaa yow dégguloo Macky Sall. Macky Sall gi nag nguur gi jaral na ko bakkanam imam xanaa yow déggoo ko. Macky Sall mii taxaw di sàcc xaalisu Sénégal bi jël xaalisu Sénégal bi yëpp jox ko Aliou Sall moo yor kees si important ci Sénégal yëpp imam xanaa yow déggoo loolu mais imam tu habites où toi yow ban adduna nga bokk. mais duñ ko nangooti dañu dul nangooti benn imam di fi ñëw di wax lu dul naka si noonu benn kaddu saaga nag duma ko jël teg ko sa kaw parce que mérité wuloo ko parce que jullitu yàlla nga te sama frère nga te bu ma la amelee ak dinaa la balu ak mais imam on est vraiment désolé vraiment am nañu lu ñu bett lool ci yow
te vraiment tey bëgg naa vidéo bi ngeen dagg ko yónnee ko imam Khadim Bousso mu seetaan ko parce que moom xamante nañu on se connaît on s'appelle mais lii mu wax ñaaw na ñaawlu naa ko doomu sénégalais yi ñaawlu nañ ko te dootuñu ko permettre dans notre société loolu bàyyi leen ci xel dootuñu permettre ci ay nit xam nga wax nañ leen ko nee naa leen ñun toujours ñu ngi ci live yi différencier leen ñu am na ñoo xam ne saaga rek moo leen tax a jóg d'accord am na ñoo xam ne defar rek moo leen tax a jóg d'accord am na ñoo xam ne feewale ay nit moo leen tax a jóg d'accord am na ñoo xam ne ay journaliste lañu maanaam dinañu wax nit ñi dinañ leen seetaan waaye duñu jël seen xam-xam bi yóbbu ko fenn non mais ñun par exemple on est des activistes politiques ñun ràññee nañu suñu bopp ba pare xam nañu fu ñu bokk mooy lan ci opposition la ñu bokk ñun ànduñu ak président bu jubadi bi nekk ci Sénégal dañuy naqarlu li nga xam ne loolu lay teg doomu sénégalais yi te ñuy wax doomu sénégalais yépp ñu génn pour ñu jàmmarloo ak moom mais balaa ñuy génn dinañu topp tous les chemins droits dinañ leen topp dinañu waxtaan ak suñu borom xam-xam yi dinañu ñaxtu suñu carte d'identité yi dinañu ñaxtu pour ñu bàyyi candidat présidentiel yi yëpp bokk including Khalifa Ababacar Sall including Karim Wade parce que ñun gisuñu kii atte nekk nit koo xam ne jub na ba war na mën a atte bu doon tey nit ku jub moo ñëw atte Karim Wade man mii maay njëkk a contre man maa leen di ne kon Karim Wade mënatul nekk président mais naka la sàcc di ñëwee di atte mu ne nit sàcc na sàcc mooy xam sàcc yéen kay kon Macky Sall il n'est pas coupable moom Macky Sall il n'est pas légitime pour juger quelqu'un Macky Sall il n'est pas légitime pour être le juge de quelqu'un c'est le plus malhonnête président de l'histoire du Sénégal déglu leen ma de boo leen di jiiñ Karim Wade ay sàcc 7 milliards wala 10 wala 20 Macky Sall sàcc na plus de 5000 milliards doomu sénégalais tey jii ñu toll ci Sénégal ci 25 pays yi gën a ndóol ci àdduna bi la bokk mais ci ressources naturelles c'est parmi les 10 premiers mais loolu nu mu mën a àndee déglu leen ngeen ne dëkk bi c'est parmi les 10 premiers de ressources naturelles mais pays bi moo c'est parmi les 25 les plus pauvres du monde loolu naka nga ko mën a waxtaanee ba pare nga jël ku am xam-xam l'imam déglu leen ma de imam Khadim Bousso c'est quelqu'un qui a le doctorat he's a doctor dafa am doctorat kooku xam-xamam jàll na ay Macky Sall vraiment xam na li muy def yëpp moo ko tey lim ñuy def nii yëpp moom moo ko tey et on ne va pas le pardonner ah imam duñ la ko bal te laaj nañ la nga génn daal l'immédiat nga leeral sa bopp laaj nañ la nga génn daal l'immédiat nga dénoncer li nga xam ne moom nga def laaj nañ la ko mu ne waaye non imam a besoin de nous écouter il nous écoute crois-moi buñ la ko waxee imam daf ñuy déglu ñun imam mi ngi ñuy déglu bu baax dañ ko laaj mu génn mu dénoncer li nga xam ne moom la wax mu delluwaat ko ginnaaw mu renverser waat ko parce que ñun imam bi comme niñ la ko waxee jàkk ji lañ ko digal mu dem ci jàkk ji mu jiite ñun ñu julli ci ginnaawam waaye digaluñu ko muy génn di wax ci ay candidat présidentiel loolu du coobereem voilà kii salafiste la waaw kii chrétien la waaw kii nangam la mais imam yow xanaa bu ñu newoon tey Sénégal dañ koy juger noonu mais imam chrétiens yi lu ñuy wax nos frères noonu dañu bokk ci ñun nos frères catholiques sont une partie de nous imam catholiques yi dañu bokk Sénégal juifs yi dañ fa bokk libanais yaa ngi Sénégal partout pourtant on les a tolérés pourquoi mënu leen tolérer seen frère Ousmane Sonko le fils de la Casamance pourquoi mënu leen ko tolérer quel racisme au Sénégal quel racisme waay bàyyi leen jàmbur waay wàcc leen ko waay wàccu leen doomu jàmbur bi waay wàccu leen ko su fekkee yow nit ñi neexuloo leen loolu sa problème la ak nit ñi mais Ousmane Sonko joxul kenn tàngal newul kenn mayul kenn xaalis dafa ne ku ko gëm faral ko mais ku ko gëm faral ko ku gëm Idrissa Seck tamit c'est la même chose ku gëm Karim Wade tamit les karimistes gëm mais Karim la ñu gëm ku gëm Pape Diop nga gëm mais ku gëm Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ku gëm Bougane Gueye Dany nga gëm mais qu'est-ce qui est la tort lan ngeen mënul supporter mënu leen supporter phénomène yàlla bi arrêté leen taw bi mais arrêté la pluie bu dee mënu leen supporter phénomène bi yàlla indi ci àdduna bi arrêté leen asamaan si
asamaan saa ngi nii xiin asamaan si yàlla si mi ngi nii xiin te dina taw bu dee yéen da ngeen capable arrêté leen taw bi mais mënu leen ko vous n'êtes pas capable de l'arrêter donc ne nous fatiguez pas on a pris nos décisions on va les prendre en main le Sénégal est prêt pour prendre sa souveraineté en main un peuple un but une foi voilà Sénégal mooy benn la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lii du affaire murit du affaire tiijaan du affaire laayeen lii réalité la réalité doomu sénégalais yi la dëkk mënul am 90% pauvreté dëkk am 75% unemployment ngeen di génn di wax ay waxu kasaw boo leen bëggee génn wax dëgg xam ngeen dëgg bi fu mu féete wax leen ko dites la vérité dëgg Sénégal manqué wul de dëgg fu ñu ko mën a waxee Sénégal manqué wul boo taxawee buntu pale rek barki Dembo Njaay nit lakk na fa boppam imam ñaanaluloo sax doomu jullit boobu nga wax ci moom ngay toog di wax ci ay Macky Sall ak ay Marème Faye Sall ngay toog di ŋàññ ay Sonko di wax ay waxu salafiste loolu du sa wax imam loolu xam nga waxu kan la loolu moo tax mu am Moustapha Cissé Lo doomu jaam loolu moo tax ñu am ko Sénégal loolu ay liggéeyu Moustapha Cissé Lo la ak ay Farba Ngom du sa liggéey bëgg naa laa dégg nag balaa journée bi di jeex bëgg naa laa dégg imam Khadim Bousso bëgg naa laa dégg téléphone balaa journée bi di jeex nga jéggalu doomu sénégalais yépp sama téléphone baa ngi nii ubbeeku bu la neexee nga woote ci xam naa ne yaa ngi déglu xam naa la tu es jeune comme nous tu es pertinent et intelligent comme nous yaa ngi déglu téléphone baa ngi nii ubbil doomu sénégalais yaa ngi lay déglu fu nekk ci àdduna bi des milliers de sénégalais t'écoutent du ma la woo de man déedéet yow laay xaar nga woote nga jéggalu doomu sénégalais yi parce que vraiment bett nga ñu li ñu def neexuñu tey neexuñu ëllëg moi je parle sur le nom de tous les patriotes ñëpp gis nañu réaction bi doomu sénégalais yi am ci média social bi diggante démb ak tey ñëpp gis nañ ko tout le monde l'a vu amul murit amul tiijaan amul layen amul xaadir kenn àndu ci on dénonce bugguñu benn imam di génn di wax ay waxu salafiste ak ay waxu kasaw bàyyil Moustapha Cissé Lo mu def loolu du sa coobere du sa liggéey yow borom xam-xam nga tu es un doctorate nga am donc vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi lay respecté ñu ngi lay woowaat nga génn nga wax ak doomu sénégalais c'est la réalité de notre pays duñu may nag benn doomu aadama comme niñ leen ko waxee duñ leen mayaat chance boobu kuy attaqué patriote yii kuy attaqué opposition bi pareel nga ubbi sa caaya mu yaatu parce que dinañ dugg ci biir duñu may kenn dara duñu xejalati kenn dara duñu mayati kenn 5 centimes yoo xam ne da nga koy jël di daw ak moom ci société sénégalaise jamais duñ ko mayati bépp imam bu bëgg a wax ci Sénégal am nga ci sa droit parce que tu es citoyen waaye boo bëggee ñëw naan di forcer nit ñi ay waxu kasaw di wax ay wax yu doy waar dinañu génn ñu dal sa kaw maa ngi leen di jéggalu nag sama rakk yi ndaw sëñ Tuubaay parce que defe naa woote naa fu nekk tey mais yéen rek laa jotul woo yéen jotuma leen woo tey pour waxtaan ak yéen balaa lii di xew jotuma leen woo maa ngi jéggalu sama frère yi ndaw sëñ Touba yi ndax wax dëgg yàlla maa ngi yéen la depuis addinay démb ba suba ñun lay doon waaye tey rek erreur bi imam def nii il fallait ñu génn ñu dénoncer ko parce que on est des patriotes sénégalais wax nag du ñëpp a ko man du ñëpp a mën a génn dénoncer ay affaire am na ñu bari bëgg nañoo génn dénoncer ko waaye dañoo rus wala ñu am loo xam ne ndeysaan ñu ngi ko ciy bañ man tamit sax damay rus ndax doomu jullit laa doomu nit ku baax laa waaye dañu dul nangu pour benn imam ñëw tenteel ñu suñu élection Sénégal yi di ñëw imam Khadim Bousso c'est un jeune docteur doctorat la am dañ koy ñaan mu génn mu wax ak sénégalais yi na wax ak ndaw yi na wax ak sénégalais yi na jéggalu na dem jéggalu Ousmane Sonko parce que wax bii mu jël teg ko ci Ousmane Sonko ñaaw na lool ñaaw na du waxam voilà d'accord ñu ko voilà nag comme niñ koy defee toujours maa ngi leen di jéggalu nag di leen balu àq parce que tey xam naa ne sujet bi ma laal c'est un peu sensible pour quelques-uns de nous voilà donc maa ngi leen di ñaan ngeen jéggal ma parce que toujours li ñuy wax rek dañuy bëgg pour doomu aadama yëpp gis ci seen bopp maa ngi jéggalu du waxu ñàkk teggin moo tax ñu wax ko dañu bëgg imaam yi xam seen place
citoyen sénégalais yi ku nekk xam sa wareef ñu leen di ñaanaat nag ngeen dellu tey gis ngeen liggéey bu rafet bi suñu frères yi def France ak suñu sœurs yi dem génn dem ñaxtu seen affaire carte d'identité ba consulat ba tëj buntu bi nañu def la même chose New York on attend dans des jours ñu def la même chose New York def ko feneen ndax suñu mbokk yi ko def Italie jot nañ seen carte d'identité ñi ko def Belgique jot nañ seen carte d'identité nañ ko def fu nekk dans la diaspora nañu génn ñu won Macky Sall ne vague bi fa jëlee woon pharaon vague boobu ñëw na vague boobu dina fi jëlee Macky Sall loolu la ñu bëgg Macky Sall xam ko Macky Sall l'heure de ton départ a sonné. L'heure de ton départ a sonné. Les citoyens sénégalais ont demandé ta resignation, your resignation. Doomu sénégalais yi laaj nañ ko te dinañu génn dinañu dal sa kaw ñu ngi la koy avertir yaa ngi koy jàppee ay waxu kasaw yaa ngi koy jàppee ay caaxaan yaakaar nga ne auto gendarmerie auto police yi nga jël fàtt ko fu nekk ci yoonu Sénégal yi dina la njariñ dara waaye monsieur Macky Sall keroog yaay wéet gis nga keroog bu ñu dalee sa kaw di nga wéet trop di nga toog sa néegu kaso yow dong nga xool mur yi ay mur rek ñoo lay wër Marème Faye Sall doo ko gis parce que bu boobaa moom it dina nekk ci beneen kasotal boppam ngay xool laajte sa doom Amadou Sall ñu ne la Amadou Sall monsieur le président moom sax maanaam xamuñu fu mu jaar ngay laajte Aliou Sall ñu ne la Aliou Sall xamuñu fu mu jaar billahi wallahi tallahi waat naa ko ci yàlla monsieur le président waxoon naa la ko démb dinaa la ko waxaat tey bis buñ lay atte wallahi al azim je serai présent fu ma mën a fekk ci àddina dinaa dagg sama billet ñëw jàkkaarloo ak yow parce que yow jaam nga yow doo nit ku baax ci société sénégalaise bi doo dara am na ku ne Biram Ndiémé mu ne mais Ousmane Tounkara pour quel parti loolu noo ma koy mën a laajee yow tamit sama xarit bu baax bi man ànduma ak benn parti je suis en solidarité avec toutes les partis politiques avec toute l'opposition mënuma ànd ak parti il faut ma tëddee njaaxaanaay parce que man li ma gëm doomu sénégalais yëpp moom la ñu gëm doomu sénégalais yi li ñu gëm moom laa gëm mënuma ànd ak parti politique Biram Ndiémé loolu noo ma ko mën a laajee sama xarit sëtu buur waaye bu ma laaj yooyu nag yow tamit loolu tooñ la ki may voteel man maa ko xam loolu c'est personnel ki nga xam ne moom laay voteel loolu man maay jël sama carte sànnil ko ki ma neex loolu sama choix la mais du ma fi toog naan doomu sénégalais yi waaw votel leen Sonko waaw votel leen Bougane déedéet du ma dugg ci loolu du sama wareef waa Pastef xam nañ ko barki Dembo Ndiaye laa fi dal ci citoyen ci ñi supporté Ousmane Sonko dégg ngeen ma man du ma may kenn dara nee naa leen Sonko bravo neex na waaye génn leen sur le terrain ñu def liggéey bi loolu mooy succès bi même chose laa wax waa Idrissa Seck léegi rek laay wax di gërëm suñu frère Ibou Ngom nga ma koy dégg waa réew mi Ibou Ngom léegi ak sama yeneen frère yi nga xam ne ñoom ñoo àndal Malick Gakou ñu nekk fii ci FRDS bi ci front bi ñuy liggéey ak sama sister Khady Gueye gëm Khalifa Sall Barthélemy barki démb la jóge New York ma wax ak Bougane Gueye Dany moom ci boppam mu delloo leeralaat ci sama biir bopp ne àndul ak Macky Sall tey àndul ak moom suba donc ma bëgg ñëpp jàppale aussi suñu frère boobu yéen ñëpp ki ko gëm vraiment continuer leen seen ngëmeel parce que leeral nañu ne moom àndul ak Macky Sall donc nga bëgg a ñëw fii tey nga may laaj koo àndal man ànduma kenn man du ma wax kenn koy votel du benn politicien boo xam ne may naa ko maqaama may dem di ne doomu sénégalais yi votel leen kii du ma ko def du ma def loolu mais xam naa ne Macky Sall moom baaxul ci Sénégal mais dama bëgg opposition bi yaatu man léegi damay bëgg a ruube waaw mais garaawul amul problème man dans tous les cas tey li ñu fi dugal ku bëgg a ruube wax naa leen ko ngeen jéggal ma bu kenn saaga imam Khadim Bousso bu ko kenn saaga parce que wax dëgg te neex yàlla xale la jeune la borom xam-xam la te imam la bugguma kenn saaga ko li mu wax nag ànduñu ci dénoncé nañ ko pare nañ ci moom dina génn bu ko yàlla mayee moom j'en suis sûr et certain que xelam yaatu na dina génnaat ci li mu gën a gaaw li mu waxoon yëpp mu génnaat ci parce que ñun ñëpp ay jullit lañu Sénégal amul partisan musulman amul loolu ñun ñëpp ay jullit lañu jàkk boo jóg murit bi mën ngaa dem julli ci jàkku tijaan yi tijaan bi mën ngaa julli ndaw sëñ Touba yi barki Dembo Ndiaye laa ko fekkee fii ci New York ñoom ñoo dem ci zawiya El Hadj Malick bi bale ko ba mu set nettoyé ko ba mu set peinturaat ko defaraat lépp
donc fii ñun ñëpp benn bopp lañu kenn mënuñoo xar ñaar waaye kanta kii salafiste la kii Ibadu Rahman la amin come on imam loolu dafa jéggi dayoo loolu duñ ko nangu we not gonna accept it loolu laa bëgg doomu sénégalais yi xam ko li ñuy génnee toujours dafay doon lu leer ngeen jéggal ma nag waa Sonko yi ñoo ma ko ñaan nee nañu ma yëgal leen ne Ousmane Sonko mi ngi fii ci New York Ousmane Sonko nee nañu dina nekk Black Tierra samedi demain suba defe naa à partir de 17h jëm kaw donc nee nañu ma yëgal leen ko nee nañu Ousmane Sonko ngi fi comme ni fi Barthélémy Diaz ñëwee Pape Diop ñëw fi Malick Gakou ñëw fi Idrissa Seck ñëw fi yeneen parti yëpp ñëw fi ñu yëgal leen ko te ñu dem fa jàppale leen c'est l'opposition ñun ñëpp nañ fa daje ñu sagal ko parce que tey biiru Macky Sall ngi daw fu mu gis xale boobu yeewu rek biiram a ngi daw xaw ma nag lu xew peut-être dafa am contamination de Sonko loolu problème am la mais comme ni ma leen ko waxee rek ñun dara luqiwul suñu bët je l'ai salué on s'est parlé j'étais quand même fier de savoir que au moins ñëpp a ngi ñuy déglu ñëpp a ngi déglu li ñuy wax loolu c'est une fierté chez nous parce que ñun li ñuy wax dañ ko gëm voilà ñun li ñuy wax dañ ko gëm ñu ngi gëm nag patriotes yi yëpp nee naa leen Assane Diouf il sera la raison du changement du Sénégal te bu ma ko yàlla mayee suba dinaa jàkkaarloo ak Sonko mu wax ci doomu jàmbur boobu parce que un fils du Sénégal qui est assis dans les prisons du Sénégal te kenn waxul waxam barki Dembo Ndiaye delloo nañ fi suñu beneen frère ci consulat bi la doon liggéeyee ñu jël ko delloo ko Sénégal gaa yaa ngi jël wax ji bale ko sous la table duñ ko nangu de duñ ko nangu we will not accept it duñ ko nangu de duñu nangooti benn doomu sénégalais ñu xoxotal ko ñuy toog di déglu we not gonna accept it gars yi nag tey nii ngeen def vraiment on est fier de vous Madina Dieng mu ne essaye de réconcilier Sonko et Serigne Khadim Bousso waaye Sonko amul problème ak Serigne Khadim Bousso frère Madina Dieng Sonko bi mu ñëwee ci kër Sëñ Touba bi lañ njëkkee dem wax ak suñu waa kii nu mu tudd association Mouride yi nekk Amérique ñooñu la njëkk dem waxal ñooñu la njëkk dem dajeel wax ak ñoom jóge foofu dem ci zawiya bi dem fu ne donc Sonko n'a pas de problème ak Sëñ Khadim Bousso Sëñ Khadim Bousso a des problèmes avec l'argent de Macky Sall Sëñ Khadim Bousso kay liñ ko mën a def mooy réconcilier ko ak alal boobu mu jël ñu dimbali ko mu jël xaalis bi delloo ko nañ ko cotiser joxaat ko xaalis bi mu delloo ko Marème Faye Sall c'est ça le problème loolu mooy wax ji xaalis boobu mu jël moo ko xañ jàmm te ñun dañu bëgg mu indépendant we want him to be independent bëgg nañu mu ànd ak ku mu bëgg loolu coobereem la mais bëgguñu muy génn di titoyer keneen di tuutil yeneen candidat yi loolu du waree fam bëgguñu Sëñ Khadim Bousso def loolu rek moo tax ñu génn tey di def lii donc loolu dañ ko bëgg a leeral ci bopp yeneen imam yi des dégg ngeen fi léegi imaamu Niassène bi ma leen tegal nee na moom Macky Sall la ñaanal mu gañe mais tuutiwul ci kenn saagaw ci kenn xasu ci kenn newul Sonko salafiste la wala reykatu nit la wala lii la wala la bañ nañ ko am na sax ñu ko bañ a recevoir loolu seen coobere la loolu waxuñu ko Mika voilà Mika Mame Thierno jërëjëf Mika Ousmane Sonko dem na Mika dem na Mika wax na ak ñoom il le respecte beaucoup moom amul ak Mika problème benn nit moo am problème kooku imam Khadim Bousso la moom moo am problème am donc moom problème bi mu am aussi xam nañu lu tax mu am ko voilà suñu système boobu Free Assane Diouf donc comprendre leen ne que nee nañ leen injustice ci benn nit c'est l'injustice sur tous les Sénégalais suñu frère Assane Diouf mi ngi ci biir kaso bi bientôt 1 an novembre bii lay am 1 year ci kaso Sénégal nanguwuñ ko atte ndax ay sikku Macky Sall yéen bu boobaa ngeen toog bu dee da ngeen yaakaar ne Macky Sall c'est un président qui a l'esprit normal wallaay xamu leen de je suis sûr que je jure que imam Khadim Bousso xaalisu kenn du Macky Sall jëlul xaalisu kenn voilà j'espère bien Mame Thierno j'espère bien que jëlul xaalisu kenn mais ñu ngi ñaawlu quand même situation yi nga xam ne moom la ñu dugal parce que ça loolu du coobereem bugguñu ko Assane Diouf a ngi tëdd ci kaso bi 1 an Mame Thierno sa frère
Mame Thierno Ndiaye ton frère Assane Diouf il est en prison pour 1 an nee nañu sëñ Bass Abdoul Khadir la saaga xam naa man tey bu ma fi génnee dañuy ne saaga naa sëñ Khadim Bousso saaga wu ma ko benn doomu aadama déggul ma saaga sëñ Khadim Bousso tey benn doomu aadama déggu ko nee nañu Assane Diouf sëñ Bass Abdoul Khadir la saaga Mame Thierno ton frère il est en prison au Sénégal bientôt 1 an d'emprisonnement nee nañu sëñ Bass Abdoul Khadir la saaga keroog bi Macky Sall di wax waxu dofam yi ci wetu sëñ Bass Abdoul Khadir la taxaw dénoncé naa ko parce que sëñ Bass Abdoul Khadir génn na leeral na nee na Macky Sall Assane Diouf musu koo saaga leeral na nee na Assane Diouf musu koo saaga te bu dee moom la nañu génnee Assane Diouf moom toppeewu ko dara donc disons ñun xam nañu manigance bi nga xam ne moom moo nekk di dox ci biir maaynu doomu aadama yi loolu lañ dul nangooti duñ ko nangulal kenn nag duñ ko nangul kenn duñ ko nangul kenn we not gonna accept it. Nous on est des braves citoyens du Sénégal on aime notre pays de bëgg nañu suñu dëkk de ak 1 million marche raison voilà jërëjëf léegi ñun dañoo bëgg suñu dëkk on aime notre pays dañu nekk ay citoyens sénégalais bëgguñu kenn ku xoqatal benn doomu Sénégal boo laalee benn doomu Sénégal ñun ñëpp nga laal parce que li tax lii yeewu li tax lii juddu bàyyi leen ci xel bu baax. Macky Sall moom la ñu indi Sénégal pour mu représenter doomu sénégalais mais le président Macky Sall n'a pas fait ce qu'il lui faut donc loolu moo waral ñun tamit ñu jóg xar suñu tànk tubéy xam ngeen li may wax ay orphelin tey boo demee ci kër orphelin yaay dee papa dee kan mooy soutenir famille bi mag ji la wala rakk ji ñoom ñooy soutenirante ci seen biir donc Sénégal tey maanaam doomu sénégalais yi Macky Sall daf ñu def orphelin Macky Sall xeexalul benn doomu sénégalais bu ñu jàpp ci diaspora bi dañ lay delloo Sénégal noq la ci biir kaso bi amerde la delloo la ci mbedd mi doo am loo lekk nga tumuranke Macky Sall xeexaluñu Macky Sall tey ak ñoom ñooy accuser doomu sénégalais yi ay terrorisme di ñu fenal ñu ñuy delloo Sénégal ñu ñuy jàpp di ñu dugal ci kaso yi Macky Sall tey ak ñoom ñooy jël ay doomu sénégalais ay patriotes ñu ne parce que dañoo gëm seen réew di xeexal seen réew gëmuñu Macky Sall mu tëj leen ci kaso bi 1 an sans jugement donc loolu bu amee ci biir réew moomu du dox nañu génn ñun doomu sénégalais yi ñun ñëpp ñu xàccandoo dóorandoo xeexandoo maa ngi leen di gërëm nag di leen sant ci seen taxawaay ak vraiment ci seen bëggeelu réew ma leen di jox ñun ñëpp rendez-vous encore incha allahu suba fële ci rencontre Ousmane Sonko bi dinañ fa nekk laaj ko ay question comme niñ ko laajee woon yeneen parti politique yi ñu ñaan rek ñëpp fekke ko ñu ñaan ñëpp ñëw supporter tamit parce que c'est la vie ah ñun ñëpp ay citoyens sénégalais lañu te bëgg nañ faa jëlee Macky Sall de mu ne mais Ousmane Tounkara de samp sa cuukel waaw nu ñuy def il faut ñu xeex mon frère il faut ñu xeex parce que ñun Sénégal la ñu gëm bu ñu xeexalul Sénégal kenn du ko xeexal Gambien yi du ñu jóge Gambie di ñëw xeexal Sénégal balaa may wax nag mbuqatu Gambie boobu keroog yaaya Adama Barrow gis naa ko mu dem Sénégal ak biiram këllam gu réy googu mu naan voilà ñun de Macky Sall la ñu gëm ku bëgg a ñëw ñu dem yow xam nañ ne Macky Sall mooy sa papa yow parce que keroog bi la Yaya Jammeh tàppetaloo foofu mbuqat mi Sénégal nga ñëw laqatu Sénégal ba Macky Sall jël la delloo la Gambie léegi yow xam nga ne dictature baaxul ci dëkk ndax Yaya Jammeh bi mu ko defee Gambie gis nga Gambie ni mu delloo ginnaaw ci at yooyu léegi ñu jëlaat réew moomu delloowaat ko ci jàmm santul ñu la ngay ñëw Sénégal di dugal sa làmmiñ ci politique gu Sénégal bi yemal Gambie mon frère on t'aime beaucoup et on te respecte we respect you we love you stay in Gambia and take care of the Gambia there is enough problems in the Gambia that you can take care of don't come out to Sénégal ngay wax ay wax yu ñàkk te yu tegginewul ci Macky Sall loolu duñ la ko may we are not going to give you that bëgguñu loolu bëgg nañu la we respect you suñu neighbor nga suñu frère nga ndax Alaaji Mamadou Moussa Ndiaye mi nga nekkaloon sécurité sama xaritu papa benn bakkan la ñoo daan ànd ñoo daan xëcc jógandoo di daanandoo donc man xam naa la lu yàgg ngay nit ku baax
toppatool suñu mbokku Gambie yooyu nga bàyyi génn di ñëw di wax ci politique gu Sénégal bi parce que Sénégal ki fa nekk yow xam nga ne jubul ndax keroog bi ngeen wootee seen ndaje boobu yaag moom rek a fa ñëw benn président bu ànd ak sagoom ñëwul taxawu Macky Sall Sénégal parce que Côte d'Ivoire a ngi seetaan Guinée ngi seetaan Mali ngi seetaan ñëpp a ngi seetaan Sénégal moo nekk ci centre ouest Afrique Nigéria mi ngi seetaan Ghana ngi seetaan tout le monde regarde ce qui se passe au Sénégal man damay jokkoo ak ay doomu nigérien damay jokkoo ak ay doomu ghanéen dañuy jokkoo ak ay doomu béninois dañuy jokkoo ak ay doomu togolais on parle avec tous les Sénégalais partout dans le monde avec tous les Africains avec les Ivoiriens et tout ñu ngi seetaan lii xew Sénégal la fierté poche le Sénégal est en fait prêt à changer l'Afrique Sénégal buñ fa jëlee Macky Sall tey indi fa président bu bees indi fa système bu bees Côte d'Ivoire dinañu toppandoo Guinée dinañu toppandoo Mali dinañu toppandoo réew Afrique yëpp dinañu toppandoo donc maa ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi leen di joxaat rendez-vous incha allah ñun ñëpp ñu daje ci ay fan yu néew voilà maa ngi leen di gërëm nag di gërëm yëpp special thanks suñu frère Mame Thierno Ndiaye ak suñu frère yi nekk 1 million marche ñuy ne doomu aadama yi joindre leen 1 million marche àdduna dafa am réalité newuñu leen ngeen joindre mouvement 1 million marche déggaat leen dañu ne ngeen joindre projet 1 million marche ñëw leen ak seeni mouvement ñëw leen ak seeni programme ñëw leen ak seeni daayra ñu xëccandoo ñu dóorandoo parce que Macky Sall li force bi koy jëlee Sénégal force doomu aadama yi moo koy jëlee Sénégal ñun ñëpp ñu ngi wax ci waxu parrainage ñu ngi wax ci ay waxu carte d'identité d'accord lii yëpp pour dëggal li nga xam ne moom moo doxul Sénégal la buñ fa jëlee Macky Sall élection yu normal dina jaar yoon parce que candidat yëpp dinañu bokk ku nekk ki nga bokk dinañ ko bàyyi mu nekk candidat ñu jëlaat Sénégal teg ko ci ay loxo yu leer donc maa ngi leen di gërëmaat di leen sant di rafetlu seen taxawaay di leen remercier yéen ñëpp di leen joxaat rendez-vous encore tey ci rajo bi ci guddi gi buñ ci jógee delluwaat aussi ci rencontre boo ñuy def foofu suba ak waa Pastef buñ ci jógee defaat rajo bi suba ci guddi du ñu may Macky Sall dara ñun dañuy fonctionner 24 heures sur 24 pour jëlee Macky Sall Sénégal 1 million marche fa Sénégal nag mooy résultat bi jóg leen ñu jàppandoo ñu xëccandoo ñu dóorandoo merci en bon entendeur salut maa ngi remercier aussi suñu frères et sœurs yi jubbanti wax naa leen ko nee naa leen suñu sœur boobu jàppale leen ko kuy xeexal Sénégal da ngeen di jóg ànd ak moom yéen ñëpp lay waxal waa ADS waa ADS maa ngi leen di remercier waa official Sénégal ñëpp nag dafa jot ak fépp ñun ñëpp ñoo ànd bokk ndey bokk baay ñun ñëpp ñooy xàccandoo dóorandoo parce que Sénégal dafa am ay réalité nañu jóg ñun ñëpp ñu xàccandoo ñu dóorandoo ñun ñëpp ñu ànd ñu doon benn ñu bokk ndey ñu bokk baay nañu bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo loolu mooy réalité Sénégal attaqué wante bi ci suñu biir du solution bi de déedéet attaqué Macky Sall mooy solution bi nañu jóg ñu dem jàmmarloo ak Macky Sall attaqué ko comme ni ko gars yi di waxee toujours xeex bi du ci réseaux sociaux yi neex na dañuy yëgalante réseaux sociaux yi pour yëgalante fu xeex bi di am la mais xeex bi c'est sur le terrain il faut ñu génn ñu jàmmarloo ak Macky Sall nañ leen génn ñu jàmmarloo ak Macky Sall loolu mooy réalité Sénégal en bon entendeur salut ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci we love you all merci thank you very much